بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه loolooy tax xàmme ñaar dafay baax fasaadul ard ak zuhurul fasaadi fi lbarri wal bahr bokkul yàlla nee na mënu leen yàq suuf lu mat a xam la mënu leen yàq suuf parce que li taxoon ngeen war a mën a yàq suuf mooy beneen yàlla nekk fi bu dul man law kaana fihima alihatun illa allah la fasadata asamaan ak suuf yépp yàqu waaye nag maa ngi fi walaw laa dafau llahi nnaasa baadahum bi baadin la fasadati l ard waaye nag ba tey maa ngi koy téye waaye du tere nag ma yëg leen ni yëgal leen ni nag zahara al fasaadu fi l barri wal bahr pour nit xam ni yàlla joxu ko suuf yépp li dundam laaj rek la ko féetaleel te mooy al barr ak al bahr moo tax kon bu ñu waxee monde meilleur xër la mais problème bi du problème mu monde problème sunu environnement la sunu environnement moo yàqu te mooy al barr wal bahr waaw mu am nag lu yéeme fa la ñuy war a seet xalaat mooy sunu boroom di laaj lu tax ngeen di war a dekki kenn mësul dégg loolu lu tax ngeen di war a dekki mu ni parce que nit fii ci kaw suuf rekk la tuddee nit waaye bu dee ci sama sunnatul xalq al insaanu mayyitun wa hayyun fi aanin waahidin nit genre lu ma leen sagale rekk la pour wan leen ni yéen a tane ñi fi ne waaye ma di leen yëgal ni seen tur dëgg-dëgg non composé la mayyitun wa hayyun koo xam ni li ko dundal moo koy reyaat comme dund nga te dangay dee ibtaghi bayna dalika sabilan moo tax alquran dana jël sax waxinu yonent bi xayrul umuri awsatuha mais du ko waxee noonu ibtaghi bayna dalika sabilan mooy le juste milieu waaw waxuma la ci yi ñuy def ci àdduna ak invention yi bi ci julli la commencé wala tajhar bi salaatika wala tuxaafit biha wabtaghi bayna dalika sabila yàlla nee na war a julli rekk lu ci laaj yëgle lu jara dégg la war a julli rekk lu ciy laaj yëgle waaye it war a julli rekk lu ci laaj nëbbu lu jara seet la waaw di julli di nëbbu bu dul sa digganteeg yàlla war nañoo seet lu tax ngay nëbbu waaye di julli di yëgle it war nañoo seet lu tax ngay yëgle waaw waaw na julli di nëbbu lan moo waral lu jara seet la an salaatihim moo tax waaw an salaatihim saahuun moo tax waaye waxul fii salaatihim
xamoo yàlla bi nga duggee ci julli gi intéressé wu ko bi nga ñëwagul ci julli gi booboo ko saf ak boo jullee ba noppi waaw moo tax an salaatihim saahu alladina hum yuraun yi war a tax julli gi valable yépp mu bafuwe ko ba ci waxtu bi du ko jox àqam yàlla nee na moo tax foofu bu jullee it damay yëg ni saahuun parce que léegi yuraawun waaw moo tax muy bëgg toujours juste milieu boobu waaw ba ñu waree yëgle walla bañ di nëbbu parce que am na loo def lu tax ngay nëbbu julli gi waaw moo tax gis nga wax na wax bu yéeme moom sunu borom ci benn xadis qudusiyam keroog bi ñu nekkee Tiwaawoon te tëral soxna yindu di ko jullee li ma taxaw yëpp loolu laa doon xool fekk suñ Pape Malick mu ngee waxtaan ni sax li sunu borom di wax jaam bi ni ko boy ñëw si ci bàmmeel melal ni ku jëm si ci julli waaw parce que booy ñëw ci julli gi li la tax a jóg mooy yaakaar gi nga am ci sa borom kon yaakaar googu mooy tax nga simple mooy tax nga modeste kon nag yaakaar boobu nga am ci sa borom ba tax booy ñëw ci julli gi nga war a simple war a modeste même yaakaar bu ko ëpp nga war a am ci moom booy dugg ci bàmmeel jarul compliqué jeex na ba ca des nag mu ne ko bi ci des it mooy booy ñëw ci bàmmeel bul indaale sa jëf day xatal bàmmeel bi xoolal ma loolu booy ñëw ci bàmmeel bul indaale sa jëf ndax day xatal bàmmeel bi ba noppi mën naa tas yaakaar ndax mën naa rëy ci yow te man du nekk dara ci man kon nag bàyyi fa jëf ja rekk la nga man def nga ko bàyyi ko fa te bàyyi ma nag boo yegsee rek mën naa sama bopp waaw looloo tax kon sunu borom bu dee def dekki dafay wane ni mbaaxam amul ay demi mesure te moo di du jaadu ci moom mu jële nit ci al adam ba noppi bu dee mu koy delloo ci al adam mbaaxam ëpp na ko waaw jóge ci le néant ba dee ba noppi delluwaat ci le néant yàlla nee na sama mbaax ëpp na ko waaw loo tax muy wut dekki parce que ba ëllëg moo xam aljanna la walla fu mu mën doon yàlla dafay soxla jàkkaarloo bi mais jàkkaarloo bi ko gën neex mooy bu taxawee ci cadre laysa ka mislihi shay'un wax ko ci cadre rububiyaam ki mu jàkkaarloo it mën wax ni it moom it laysa ka mislihi shay'un ci cadre ubudiyaam ok jàmm boo xam ni fierté yàlla day dem ba déborder mais moom it jàmm bi fiertéem ci yàlla dem ba déborder waaw ulaika alqawmu asxaabu rasuli waaw kay ak ya ca topp waaw waaw ku ci ne ak la cay sa cër loolooy tax li sëñ Cheikh doon wax ni
maanaam yaa ayyuha al insaanu innaka kaadixun ila rabbika kadxan fa mulaaqihi sëñ Cheikh nee na sa dënn di wax ak yow nga jóg di jëf moo gën ñu gàddu yat tax nga jóg di jëf ah parce que am na ku war a ëpp ñu di ko rappeler à l'ordre waaw bu ko defee comme bu fekkee ne alquran dafa wax ni wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan baatu wasat bi foofu kenn du ko firee ay ñu équilibré wala comme juste milieu bi ñu doon waxe wala ñenn ñi naan ñu modéré bu ci ne sax mën na nekk mais dafa am beneen bu ëpp doole boo xam ne alquran moom la jublu ci wasatiya bi par exemple pour nga xam ko dëgg-dëgg da nga koy jël ci sa loxo baaraam yi pourquoi bii ci digg bi ñu tudd ko al wusta du jàggee nag moo nekk ci digg bi parce que mooy symbole baaraam yépp ci loxo bi looloy tax aussi communauté bu mu mën a doon ci àdduna bi xam nga boo defee nii rek day daal di génn ñu gis ko du càggee nag digg bi mais moom ngay njëkk a gis parce que moo nekk ci kaw taxawaay boobu mu am nag yàlla bu sañoon communauté bi mu séddi yonent bi fu ñu nekk rek seen leen yomb ndax ay tànneef la ñuy doon moo tax baatu ummatan wasatan mooy baatu tànneef boobu loolu tax mu dabaatal ko ci biir alquran qaala awsatuhum waaw alam aqul lakum law laa tusabbixuun te mooy asxaabul janna waaw ñoom moomoon verger ba te fas la ñu fas te la ñu fas gënalul yàlla yàlla bàyyi leen ba ñu dem tëdd di xaar fajar yàlla yebal lu yàq verger ba yépp waaw ba ñu xëy see nag ñëw fekk ak la ñu naaloon yépp seen yaakaar tas ka leen gën a yiwe qaala awsatu alam aqul lakum law laa tusabbixoon neen seen fit dafa génn te am na koo xam ne ku nekk ak moom sa fit warul génn kon nag delloo leen seen bopp ci seen borom waaw qaalu nag subhaana rabbina inna kunna zalimin yàlla dañu di doomu aadama rekk waaye ëpp nga lii kon nag baal ñu waaw fa aqbala baaduhum ala baadin yatalaawamuun xoolal gis nga yàqaat nañu yëpp comme nee nañu yàlla ñoo juum ndax suñu fite génn rekk waaye ëpp nga loolu mais doyoon na mais pourquoi kenn ku nekk nag di wutaat koy yenn yëf yi yow mii yaa tax nangamam ku ne naan yaa tax la góor ga waxoon ca mbooloom garab ga njëkk a dem ni ñoom diw ñëwaguñu dañ ñu bëgg a nax bëgg ñun ñu liggéey bi nañu tëdd xaar leen ba ñu ñëw fa ñu tëdd nelaw fa ñeey di soog a ñëw fekk leen ñu tëdd di nelaw ñu ñëw yee leen di xuloog ñoom ba ngoon kenn liggéeyul tool ba waaw mais ñun itam loolu moo xew parce que ñun itam ci wàllu diine ak li xew ci àdduna bi dañuy xuloo rek fa aqbala baaduhum ala baadin yatalaawamuun ñu ngi naan tubaab yee fi def lii tubaab yee fi indi lii tubaab yi it ñu ngi naan l'islam bee fi indi lii l'islam bee fi def coow laa ngi mel ni maara day taali yoo xam ni ay détails la waaw ay détails la ma ngi koy suivre sànq rek fële ca British Airways ñuy wane benn hôtesse bu nga xam ni dañ ko sanctionné pourquoi ñu sanctionné ko parce que dafay takk benn chaîne bu am croix ñu ne warul takk chaîne bu am croix parce que liggéey bi soxlawuñ ci moom loolu ba def ko mise à pied mu ngi jur tolle bu kenn xamul journaux yaa ngi ciy wax et pourtant en France bu ñu teree affaire foulard islamique yi kenn ku ne naan di bondé
moo tax doo xam yenn yi naka nga koy situer waaw ndax bu dee fii comme croix la rek yaa ngay soow di soowal ñooñ bu dee fii comme foulard islamique la ñëpp ngi taxaw naan waaw ay loi yu kenn xamul 1905 ak yu kenn xamul te bu ñuy invité kat ñi nga xam ne xamuñu lu xew la ñuy invité ci débat yi bu ko defee coow yi di bare ku ne ak façon bi muy sooy moo may reeloo fan yi xoolal lu day ne université Ramadan xoolal cours yi fi am ak li ñu fiy génne et que la presse lan moo ko intéressé Moustapha Sy la mu wax Ousmane Ngom sans pour autant ñu chercher le pourquoi parce que man bu ma tuddee affaire yu sécurité ci mouvement Moustarchidine mouvement Moustarchidine lay engagé man mais li may def man xam naa ko bu keneen nag amee leneenam def ko ay milice di am lu muy préparé c'est son affaire mais man ku ma xool xam ni sécurité bi may def nii ñu nekk ay milice pour ku ñu war a gaañ war nañoo xam ne ëpp naa ko dafa tolloog en 1968 bi yi xew-xewee grève yeeg li xew yépp te seeg gàmmu Tiwaawan ñëw Senghor yónnee ci Serigne Cheikh ni ko li ma yore ci wàllu troupe yuy assurer sécurité bi mënuñu assurer sécurité état bi assurer sécurité gàmmu Tiwaawan ndax situation bi dafa catastrophique Serigne Cheikh ni ko du problème kon ñun mën nañu organiser wu fexe ñu assurer sécurité bi ci la ñu créer COSCAS donc ci boobu cadre la ñu ko waxe te Ablaye Wade xam na li ma wax ndax armée baa ngi fi police baa ngi fi te teewul les calots bleu ñu ngi fi bu yàggul lañ doon fêter seeni anniversaire donc pourquoi dissoudre le calot bleu yi parce que pour moom question wëllëre la parce que ba muy metti ñoo daan daj lu ne pour di ko protéger kon tey du yëg ci régime bi lu fi police beeg gendarmerie ak armée nekk am na lu mu war a préserver xëy na ci cadre wëllëre waaw kon bu boobu simple nañu bàyyi ñu itam suñu sécurité bi simple nii rek la toll waaw leneen taxul parce que war nañoo xam ni ñu ne am nañu yeneen force yu dul yii